gan Ousseynou Ly salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. bokk nga ci bànqaasu Pastef bi yor wàllu xibaar ak Jokko. di secrétariat national de la communication bu Pastef di parti bi nga xam ni Ousmane Sonko moo ko jiite. coow li leen topp ci li Ousmane Sonko doon bëgg a gisee ak Macky Sall werante gi ci am ak démb liñ fi dégg. Magistrat bi di Cheikh Issa Sall nit li est-ce que bi ngeen ko déggee am ngeen jiixi jaaxa ci seen i xel yéen ñi nga xam ne yéen a topp Ousmane Sonko. waaw maa ngi lay nuyu Babacar di leen remercier ci invitation bi di nuyu tous les éditeurs de la RFM. le kaddu Cheikh Issa Sall nag mënuñu ci am njàqare te yaakaar naa ku xam Pastef xam ni ba mu duggee ci géopolitique ba tey. amul lenn luñ ko mën a tegal ci situation lu mën a tax muy am jafe-jafe wala njàqare ki wax démb nag. waxuñu Pastef de Ousmane Sonko lañ wax. waaw bu ñu dee wax parce que Ousmane Sonko moo symbolisé Pastef. ah bon waaw. parce que projet politique bi ñu am yéene ko Sénégal Ousmane Sonko moo ko incarné donc bu ñuy wax Pastef on fait allusion également au président Ousmane Sonko. donc que muy moom yéen Ousmane Sonko mooy sëriñ bi yéen taalibe yi. yow de peut-être yaa ko mën a gisee noonu. waaye ñun damay laaj. waaye ñun li ñu mën a jàpp mooy dañu am benn projet politique moom moo nekk ca bopp ba moom nag ak ñi mu àndal di liggéey ci wàllu politique amul benn situation bu leen mën a andil njàqare ki wax démb foog nit ñi xam mooy kan Cheikh Issa Sall. Cheikh Issa Sall moo nekkoon secrétaire généralu Mansour Faye bi mu nekkee direction générale à la protection civile. à la solidarité nationale Cheikh Issa Sall ma fàttali leen pour ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu c'est le premier magistrat bi nga xam ni comité de juridiction de la cour des comptes dafa def communiqué dal ci moom ne magistrat bu hors la loi la ça c'était en 2016 ki nga xam ni nag ci wàllu fonction mënta respecter li nga xam ni moo di yoon charte yi nga xam ni moo tegu ci kawam te tënku ko ci liggéeyam kooku noonu bu ñu yaakaar benn yoon que ni mën na andi am probité morale intellectuelle buy mën a tax mu andi comportement ci wàllu jëflante politique wala adversité li nga xam ne mën na ko tëral ci yoon. kooku noonu moo wax démb te foog sénégalais yi xam ko li mu wax nit ñi dégg nañ ko te li mu wax weesuwuloon la mu bind ci texam waaye dafa fekk ni nit moom boo dee ut sa fiirub janax bëgg ko jàpp fa fiir bi képp sa loxo da ngay wiccax di wuyaa yooyu. te yaakaar naa ci loolu la nekk tontu ci laaj wi de tuuma yi ci Ousmane Sonko mi doon bëgg a gisee ak Macky Sall ci kàddoom ne mbiru Taïba Ndiaye la bëggoon làqati loola yéen Ousmane Sonko li mu leen jàngal nee na. ak li muy incarné di ko wan askan wi ak di jéem a diil ci ay mbir yu dossiers yu nekk ci justice tuuma yooyu lañ wax. est-ce que indiwul jiixi jaaxa seen xel est-ce que ça ne mérite pas yéen ci seen biir ngeen xoolaat loola. du ñu mës a xoolante suñu biir ndax àndu ndawle la ñu ànd ndax boobu ba léegi le président Ousmane Sonko lépp lu mu ñu wax wala lu mu wax askanu Sénégal askan bi teg na ci bëtam la Cheikh Issa Sall wax lam leen waxoon ca. kon Ousmane Sonko 100% nice. kenn mënul nice. nit ku ne œuvre parfaite mënul am du ñu mës a taxaw ci àddina ne Ousmane Sonko c'est un homme parfait. mais nag dañu nekk ci géopolitique acte bu mu ciy teg dana ko saytu dana xam bu baax a baax fan lay teg tànkam ñu ñëw ci wàllu audience boobu ndax ñoom fi ñu daanelee ñun xamoon nañ ni fa lañ jëm ndax boo nekkee ci géopolitique nit da ngay faggu da ngay ñàkk sa bopp te président Ousmane Sonko dafa ñàkk boppam. bu ngeen ñëwee ci premier texte bi nga xam ni moom la publier foofu li mu leen wax dafa leer bi Mansour génnee daf leen ne. wax leen journalistes yi maa ngi leen ñaan ci seen ténacité na leen Mansour Faye wax objet audience boobu noonu mu wax ni que ñoom ñaar am nañ ko objet audience boobu noonu lan la te yaakaar naa fañ nekkoon ba tey juguñu fa donc kaddu Cheikh Issa Sall nag moom comme ni mu ko wax un magistrat hors la loi mënuñu jox benn crédibilité kaddoom. magistrat hors la loi nga ne amul probité kooku xëy na kenn warut a jëflanteeg moom lu waraloon kon moom Ousmane Sonko doon jëflanteeg moom. waaw ñoom ñaar seen jëflante nag président Sonko ni mu ko waxee dafa yàgg dafa jiitu li nga xam ne dañu dugg ci politique ndax ñoom ñaar ay promo lañ ENA donc wóllëre dox seen diggante xëy na nag nit bu fekkee ni amook matuk gu toll ni nga xam ni ràññee ñaar li nga xam ni moo di géopolitique
ak li nga xam ni da nga ko sëkk ci nit ci wàllu relation humaine mënoo ko ràññatle mooy waral nga mën a dugg ci lu mel nii. sëñ li wax dëgg yàlla bi waxtaan wi tàmbalee léegi def na juróomi minute waaye waxagoo fi lu taxaw. ci wàllu bàyyi ñu rek tam xam dañoo am nopp am xalaat ak xel bu ñu jëlee yëf yi ca njëlbeen Ousmane Sonko la mu njëkk a def mooy ne musuma dajeeg Mansour Faye. musu ko wax. buñ ci jógee mu ni audio génn xaw ma vocal mu ni am na waaye moo ko sàkku ñu ni déetu waaye bu def live Facebook ne vocal bi sax maa ko tey pour piéger leen ndax xam naa ni nangam ak nangam est-ce que tamit respecter sénégalais yi warul tax ñu bàyyi di leen tëgg wëndeel. di jam wiiri te tey wax dëgg. wax dëgg nag bi mu jotee moom la def mooy live Facebook boobu noonu mu génn wax ak askanu Sénégal wekk sénégalais yaakaar naa moo tax Ousmane Sonko tout le temps lu mënti am day taxaw seen kanam expliquer wax lan moo xew. benn li may njëkk a dindi mooy li nga ne président Ousmane Sonko dafa weddi ni audience amul loolu maa ngi lay défier Babacar nga génneel ma fi nga xam ni moom la président Ousmane Sonko bind que ni dafa weddi ni audience bi amul. dama leen ni andil contexte bi nga xam ni fa la mbir yi xewee. yow Baba waaw déet génneel ma ko. taxawul ne Mansour Faye boo amee preuve ci ndaje mi ne am na génnee ko jox naa la nee naa la prip. waaw xam nga li nga wax ni ak li nga njëkk a wax bokkul da nga ne. président Ousmane Sonko l'essentiel le fond moo am solo. le fond déet Babacar dañuy wax ci rajo. foog nit ñi di ñu comprendre nanguwul ni audience am na. fu mu ko bind fan nga gis président Ousmane Sonko bind ni dafa weddi ni audience am na Babacar génneel ma ko rajo lañ nekk di ñu dégg. kon da nga bëgg a wax ne nangu woon na ko ca njëlbeen ga. la mu bind dafa leer te dama ciy ñëw. gis nga mënuñu ñu tëb rek dal ci affaire u Mansour Faye Ousmane Sonko audience te dafa am lu jiitu yow Babacar Fall yow yaa dalal ki nga xam ni moo di Mansour Faye fii ci émission Grand Jury nga laaj ko li nga xam ne moo di yorinam gi ñu ko dénkoon ci force Covid 19 ndimbal gi nga xam ne état bi daf ko yëkkati woon di ko jox askanu Sénégal nga ne ko ndax OFNAC bu la woowee di nga wuy ji waaw wala déet catégoriquement mu ne la duma wuy ji nam la defoon ci bi nga koy posé question fële ministère de la santé ba mu tontu la rapidement ne la boo ko waxaatee ma plainte la même réponse boobu la jox keroog ñu xëy mu andi coow lu rëy ci biir réew mi ñëpp di ko ŋàññ parce que la mu wax tegu ko ci xam-xam tegu ko ci xel fenn la ko teg mooy du ma wuy ji parce que goro président de la république la ñaareel bi coow li xëyee altine bi ñëpp mbamb ko presse bi yëpp bind ko. est-ce que nekkoo di dévoyer ay propos. parce que waxut ne dafa ni goro ministre. ma ne li mu wax OFNAC amul compétence pour woo leen. li mu wax dafa leer OFNAC amul ci article 3 am li mu bind dafa leer amul benn personnalité ku am fonction publique charge publique ku mu mënta déglu OFNAC li mu bind dafa leer. mu ñëwaat ci continuer ci li nga xam ni moo amoon bi ñu xëyee nag coow li topp ko mu xëy dem ci benn télé bu fi nekk mën naa ko tudd 2STV ba mu demee andiwu fa dara lu bees lu dul ni dañ ko tegal ndax président Sonko fekkoon na ko Saint-Louis ñu laaj ko kàddu yi nga xam ne moom la Mansour Faye wax mu ne leen arrogance dong ko waral ak ñàkk xam république te ñàkk wekk OFNAC comme nag coow andi na coow te xamul fan la koy àgg mën na ko sonal mu xëy andi bii nii ndaxte ma wax li nga xam ne moom la waxoon dafa ne goro président de la république bi ma doon moo tax mu ñëw sukk sama kanam ñaan ma pour ma def intervention foofu dama ciy taxaw parce que dafa wax ñaari wax yu bokkul bi mu njëkk a wax dafa ne 2STV bi muy wax dafa ne dafa ñëw sukk sama kanam ñaan ma pour ma defal ko intervention ci président sukk waxin la rek déet yow yaa ko interprété noonu mais li mu wax nit ku ne da nga koy jël ci kàddu na mu waxee dossier moom nit boo bëggee mu leer ku ci nekk da nga koy jël ci kàddu na mu waxee mu teg ci ne vendredi bi topp bi mu defee conférence de presse am lan la wax que ni non Ousmane Sonko dafa ñëw doon ko ñaan pour mu ñaana ko audience ci président de la république déjà ki nga xam ne dafa jugoon pour manipuler ñaari kàddu yi nga xam ne teguwul ci dëgg ngi noonu bi loolu amee ci la andi coowu audience bi parce que lan bëgg na rëcc ci coow lale waaye ñun suñu attitude mosuñu ko déroger moo tax may défier kenn koo xamante ni andi nañ fu ñu bind que ni président Ousmane Sonko dafa weddi ni audience boobu amul li mu njëkk a posté dafa leen ne Mansour waxul dëgg te effectivement waxul dëgg parce que benn nit bu fekkee ni da ngay wax ak askan wi da nga leen wax teetal yu leer ndax keroog journaliste bi daf ko ne est-ce que doo ñu wax ban date la waxul date bi est-ce que doo ñu wax ban lieu la waxul lieu bi est-ce que doo ñu wax objet bi waxu ko donc manipulation la ci jublu woon. Ousmane Sonko ci boppam moo wax ne nañu wax bërëb ba mu amee waxtu ba mu amee at ma mu amee. mais nag loolu. bi mu gaa yi wax ko. déet laata ñu koy wax
moo tax texte boobu noonu fa laay invité Sénégalais yi lire ko daf leen ne Mansour waxul dëgg benn waxul dëgg ci objet bi ndax waxul date bi benn waxul objet bi ñaareel bi te objet bi nag yaakaar naa mu ëpp solo ndax moo nekkoon daaneelu ci nga xam ne ñoom ci seen manipulation la mu ne leen fexe leen xam date bi fexe leen xam lieu bi témoin bi fexe leen xam objet bi mais musul gis ci texte Ousmane Sonko fu mu dañ dafa weddi audience boobu noonu bi Mansour génnee conférence de presse dañu annoncé conférence de presse pour ñi may déglu conférence de presse mooy da ngay def sa présentation def sa discours pare nga bàyyi journalistes yi mën la poser question mais defu ko ñoom mu àndal di liggéey ci wàllu communication ba ñu ñëwee dañ ne déclaration de presse lañ def donc dafa wax li ko neex jug dem mais ñu journalistes yi benn yoon pour ñu laaj ko mais loolu yëpp xam nañ li nga xam ni moo nekkoon ci ginnaaw parce que nag dama leen wax benn affaire depuis le président Ousmane Sonko dugg ci géew politique ba tey ñaar yi nga xam ni moom la ñu am comme arme ndax gannaaw ba nga xam ni état bi wër na lux bët na seet na yónnee na santaane na jaar nañ fu nekk pour seet li nga xam ni war nañ fa mën a téye Ousmane Sonko ndax nguur noonu lay joxe boo leen sonnalee ñaar lañ lay may ut fu ñu la mën a jàpp pour forcer la nga toog ak ñoom mënuñu ko am ñaara leen dese manipulation diabolisation nag je dirais que Ousmane Sonko mooy homme politique bi nga xam ni dañ ko liñ ko diaboliser ci Sénégal nañ tontu nañ waxtaan ci coow li mu leer. loolu yëpp ci la bokk. non lii bokk ci. ci coow li la bokk de mënoo ko cee génn li moom xaabaabal la. du xaabaabal kay ci coow li la bokk. léegi moom Ousmane Sonko Cheikh Issa Sall mi nga xam ne mënees koo dégg ci rajo ci coow li démb toog na fi wax ko lu tax moom génnaatul wala mu demaat Facebook nga xam ni fa lañ koy faral di seen ngir tontu loola. Ousmane Sonko président au parti la député la. dafa am lu sénégalais di yaakaar ci moom di ko xaar ci moom keroog ba mu génnee li mu ci wax dafa leer ne leen coow lii dama leen di jox expliquer leen ni mu demee A ba Z te keroog def na ko bi mu ci paree leen pare naa ci dootuma ci wax. loolu nag mooy problème bi ndax Ousmane Sonko ku ne xam ne daa bëgg coow. bëggul coow de bu jëlee wax ji ne dootuma ci wax loolu rek mën naa teyum xel. déet mënut a teyum xel parce que lenn am nit bu situation amee nit boo dee kilifa taxawaayu kilifa bu dara amee da ngay déglu boo dégloo. li nga xam ne daf la ci concerne da ngay génn wax ceek askan wi boo ci paree jàll ci leneen ndaxte moom dafa am programme am Cheikh Issa Sall moom mooy magistrat hors la loi boobu li ko ñor mooy topp ci ginnaaw nit ki président Ousmane Sonko loolu ñor ko yéene mooy dafa am lu mu yéene Sénégal ci loolu lay liggéey bu ci paree wax farataam ba pare jàll na ci leneen loolu moom mënuñu ko reprocher. mais diggante ñoom moom ak Mansour la gënoon nekk léegi benn seede rek moo am. est-ce que seede boobu bu yëkkee kaddu. est-ce que jarul itam ñi nga xamante ne ñoo ca bokk nangu ne lam wax am naam amut. waaw seede boo xamante ni dañ la yónnee audio nga jël audio bi joxe ko pour ñu xëy attaqué ko ci nit est-ce que seede boobu crédible na dama lay laaj seede boobu noonu moo nekkoon secrétaire général u Mansour Faye jamono bi mu yoree délégation générale à la solidarité oui nationale. mais même bu ne seede boobu noonu moo wax la ko tey bu ko nekkee jamono jooju Ousmane Sonko jamono jooju nee na nekkuloon chef de parti. nekkuloon chef de parti. effectivement loolu 2013 la kon ñoom ñaar ñëpp ku ne daa am la nga nekkoon d'abord. waaw mais dama ne seede boobu noonu mooy magistrat bi violer loi ba pare violer li nga xam ne en tant que magistrat et c'est très dangereux xam nga lan moo graaw ci réew mi Georges dañuy gis ay faits yoo xamante ni dañuy yóbbu ci accessoire bàyyi principal bi un magistrat parce que Cheikh Issa Sall bu ñu fàtte ni magistrat la di nga bu nguuru Macky Sall jeexee day demaat tribunal di àtte kooku noonu nan la ëllëg mën a taxawee. bu bawul de moo xam mais njortu nañ ni bu nguuru Macky Sall jeexee xanaa dina utiwaat dina delluwaat nekkaat magistrat kooku noonu. dafa war a respecter vraiment sëñ li ñu ngi wër-wërloo quoi parce que. déet Babacar wër-wërloo ma say laaj laay tontu non mënoo ñëw fii bëgguñoo duut ndax. kàddu Ousmane Sonko dafa leeroon ci yëf yi ba muy wax waxi audience ba ñu tudd audience sax ci français la ni prétendue audience xam nga. prétendue audience la waxal li ci topp cette prétendue audience waxal li ci topp. maanaam ma ngay wedd ni. loola ak sos la firnde yi ñëw mu nangu ko ne waaye sàkkuwuma ko est-ce que yéen ci seen bopp yéen ñi ko wër. fi ñu toll ni waru leen toog waxtaan seen biir seetaat seen bopp. gis nga ñun de bu ñu amee benn kàddu bu ñuy wax président Ousmane Sonko benn la. ne ko contrat de confiance bi dox suñu digganteeg yow bi dox sa digganteeg askan wi waroo ci benn virgule donc ni nga koy doxalee noonu la bu ci teggi virgule ñun bu ñu amee benn message bu ñu mën a jox ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko boobu noonu la beneen bi Babacar encore une fois duutuma kenn da nga ma poser question ma tontu amul lenn lu ma fi andi loo xam te nii laajoo ma ko ma ne je défie quiconque laa la wax bu ñu dugg ci ay prétendu kii je défie quiconque dañuy dugg ci prétendu kay. dama diir
génneel ma message wala bind wala kaddu goo xamante ni président Ousmane Sonko andi na ko ne dafa weddi audience boobu noonu li am solo Babacar ñaara am dafa am koo xamante ni dañ ne moo di gros président de la république ñu jël suñu ay milliards jox ko 69 milliards nangu cee rendre compte général François Ndiaye ñun ñëpp dégg nañ ko mu taxaw ne recevoir na justificatif ñëpp ba mu des bu Mansour Faye ñu wax tey waxu OFNAC Mansour Faye ne du wuy ji bu fekkee ni dafa am problème mu ceeb boo xamante ni daf ko mënu ko justifier ñun Pastef Saint-Louis dañuy bay ceeb mën nañ ko may ceeb defal ko facture mu dem OFNAC dem justifier yi mais ala kulli haal que muy tey di suba di gannaaw suba Mansour Faye dina rendre compte te yaakaar naa coow li fa la nekk nañu wax pourquoi Mansour Faye mi nga xam ni dañ ko joxoon inondation yi mooy yoroon ministre assainissement ñëw yor hydraulique Suez tey mu ngi sonal sénégalais ci ñàkk ndox moom moo yoroon dossier boobu kan la ki nga xam ni moom la fi nekk maire une entreprise étrangère ñëw may ko ay camion wu dëkkam may ko ay camion ramassage d'ordures ci biir dëkkam kan la Mansour Faye la kooku noonu moo jógee foofu noonu assez hydraulique ñëwaat fi nga xam ni moom lañ jox équité sociale ak ñu dénk ko suñu 69 milliards ci xaalis boo xamante ni dañu waroon fekk néew di doole yi jox leen ko mu ne du ci rendre compte loolu mooy coow li waaye nag bëgg ko tënk ci Ousmane Sonko audience nee na weddi na loolu noonu mooy bëgg a andi lëndëm ci xelu sénégalais yi. mbir mu am te duñ solo ko la nangu. nag lu jar a leeral la. ndax mais kuy ko kuy wan sénégalais xar kanam goo xam ne du sa xar kanam dëgg jar naa taxaw seetlu. yow yaa jàddee loolu yow yaa ko jugé léegi yéen booy yi topp Sonko yéen xanaa daf leen a jox ngeen lekk mbaa ngeen naan. ah ñun de yàlla dafa dogal ndax dafa mel ni xut bu samaan la. kenn Babacar mosoo dégg fenn fu ñu ne Ousmane Sonko xut bu samaan la xam nga Ousmane Sonko ban mérite la am. nekk fonctionnaire nga mënoon tëju ci bureau yi di def ni gars yi di def nga ba ko fa parce que lan da nga bëgg a taxaw sa askan waxal dëgg te yàlla tax moo ko topp moo ko topp fi mu toll nii ñun nag dañ di ay ndaw du ñu ay booy yi nga gis ay père de famille lañ ay kilifa lañ fa ñuy liggéeyee. waxin la rek. waaw mais dama lay leeral rek waxin bi xam nga dañuy wax rajo lépp dafa war a leer ay kilifa lañ fa ñuy liggéey ay père de famille lañ ay kilifa lañ. Ousmane Sonko xam nga lu mu ñu joxam ñu naan mooy patriotisme défendre sa intérêt dëgg mooy teg politique ci dëgg ndax ba ñu àndeek boobu ba tey chaque jour ñu natt ko gis nañ ni la muy wax dëppoo naag la muy def un homme politique dañ koy fàttali saa su nekk. mais loolu itam bu ñu ko fàttalee am na leen li nga xamante ne ŋaññi na ko ak ñi mu doon ŋaññi système ba ña ca newoon am kaddu yi mu yëkki woon ñëpp yaakaaroon xëy na du mos a jege ñanteeg ñooñu. léegi rapproché na ak ñoom. comme ñan. Ablaye Wade. fan na rapproché ak ñoom. avant présidentielle demul seeti Ablaye Wade. waaw mais di nga nag ñun suñu position politique yëpp dañ ko mën a assumer. ñi ñu waroon fusiller. déet Ousmane Sonko xam nga lii am rapprochement ci diggante nit ñaari kuréel politique xam nga nuñ ko tuddee. tontul ci li George wax Ousmane Sonko bi mu ne ancien président dañ leen a war a rangale fetal leen. loolu ma foofu damay tontu George ndax rapprochement la wax. waaw tontu ci loolu de. waaw rapprochement la wax dama ne rapprochement bi nga xam ni dafay am ci diggante ñaari entité politique xam nga nuñ ko tuddee alliance. ba fii ñuy wax ak yow Pastef nekkul benn alliance ak PDS lenn nag dafa am Ousmane Sonko kenn mënu ko bañal mu feeñal cofeel gi nga xam ne am na ko ci Ablaye Wade te loolu c'est personnel. nëbbu ko daf ko assumé te bëggoon ko fetal avant. loolu coow li ngeen bëgg andi la rek. waaye coow loolu moo ko fi waxoon loolu Ousmane Sonko waxoon na ko wala waxu ko. xam nga buñ koy wax da ngay andi. est-ce que vidéo bi la mu wax lépp wala waxu ko sëñ bi ma ne la mënuñoo tëb rek andi coow fi yaat dañuy wax vidéo ba. ak lam doon wax ak la andi woon wax yi sañ nga ko weddem. Babacar dama ne booy wax nit da ngay andi la mu waxoon ak ca contexte ba mu waxee ndax mënoo ñëw rek ne fi yaat hors contexte wax na ko wala waxu ko. ma ne Babacar nañu andi ci contexte ban la doon waxee ba pare soog a ñëw wax ci kàddu bi lay sëñ li yaay tilian jërëjëf baal naa la Ousseynou Ly bokk ci bànqaasu communication bu Pastef jërëjëf Georges Déthié Diop jàngeen jëf mbokk yi mu ne woon RFM matin gërëm ko bu baax sunu gan gi ci waxtaan wi yéen doog jàmm kàddu gi ñu jébal ko Alaaji Njóogu Jéen ci RFM ci TFM Astou Mbène Thioub ñu yéen doog jàmm. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution.